waaw ñu ngi lay dégg bu baax yaa ngi en direct. waaw maa ngi lay dégg Pierre waaw comme ni ñu ko waxee rek sànq la police fii yegg si ci liñ nga xamante ne nag jot nañ ko ci xibaar nee nañu dañoo ñëw pour def le constat dellu waaye ni nga ko gisee oto yi ñu ngi nii di dugg à quelques daanaka 20 mètres de la maison d'Ousmane Sonko ci sama ginnaaw boo ko dee xool sax nga gis la nga xam ne moom mooy mobilisation bi militants yi dañoo taxaw baare complètement oto yi boo dee xool sama ginnaaw ni kon dañoo taxaw di baare complètement la route bloqué tax na ba police bi nee nañu dañoo ñëw rek pour def le constat après ñu dellu waaye ba léegi ñoom ñaari oto yi nga xamante ne jot na dugg dañoo dellu waaye sorewuñu dañoo taxaw ci koñ bi gis nga ko ndax mbooloo mi dañoo ñëw rek di opposer seen ñett ne police du fi dugg alors que ñoom bu ñu ñëwee après bëgg leen forcer dañu ne rek dañoo ñëw pour def constat après dellu waaye nag la nga xam ne ak loo ci mënta am fu mu ne nii Pierre-Edouard Faye ñoom militants yi taxaw nañu tembe bañ ba tëdd ci suuf ne benn woto police du fi dugg waaye it duñu bàyyi policiers yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon en tenue bëgg forcer tuuti dem ci kanam responsable yi nga xam ne nag ñoom ñoo fi nekkal parti bu PASTEF dañu ne nañu xaw a dal tuuti rek bañ a sànni dara policiers yi ndax ñoom dañoo ñëw rek def le constat kon fu mu toll nii loolu mooy le point mu ngay commencé tàng bu baax a baax dañuy approché wu rek nga xam ne benn responsable di bëgg dalal la nga xamante ne moom mooy mbooloo mi est-ce que sëñ bi mën nañ may leen ma waaw gars yi may leen ma tuuti ma ne may leen ma tuuti oh s'il vous plaît déglu leen ma ne déglu leen dama leen di jox benn information parce que le commissaire de police bi bu ñëwee il m'a appelé mu ne ma je veux parler en responsable te gis naa la dama leen di wax li mu leen wax li ma wax leen ko nee na ñoom ils sont venus pour constater et repartir maintenant non écoutez grand je donne des instructions non écoutez bëgg déglu dama ne Babacar fii ñëpp ay gëree xaar rek bon léegi ma ne déglu ma ne xoolal ma ne xoolal gis nga xoolal ma ne fii nii yëpp ñu ni neen la te olof yi dañ ne ku ñu jéppi duñ jéppante buñ fi nekk di indi ay frustration suñu biir parce que tey ku dul jàmbaar doo fi taxaw comme loolu dafa am nag ñun dañ leen wane li mat sëkk mooy discipline détermination ak patience fii ba at bu ñu ñëwee ñu ngi fii bu ñu ñëwul ñu ngi fii comme ñoom nee dañuy ñëw constaté dem ñun nañ toog di leen xaar bu ñu ñëwaatee baax na bu ñëwul ñoo xam vraiment rester dans la discipline et solidarité vraiment je vous remercie. En français. Pardon. En français, s'il vous plaît. Non, c'est bon. J'ai transmis l'information. Grand, j'ai transmis l'information. Non, le commissaire est venu pour s'enquérir de la situation et retourner. Donc, il a regardé, il a vu, il est retourné. Nous, on est là et on attend. Il n'y a pas de problème. Vous appelez au calme. Oui, c'est normal parce que ne serait-ce que par respect des mesures barrières, la patience par rapport à la mobilisation, pour dire que d'ici un an, on sera toujours mobilisé. Alors, Pierre-Edouard Faye, vous avez entendu la consigne donnée par Babacar nga xam ne ñoom ñoo fi nekk responsable moom moo jot a waxtaan ak li nga xamante ne ñoom ñooy force de sécurité yi nga xamante ne ñoo fi bëggoon dugg ak seen oto ñu wàññeeku ndànk-ndànk loolu nag moom li nga xamante ne moom moo fi am ñenn nag ci ñi nga xamante ne moom mooy les jeunes patriotes jàpp nañ ne waruñoo bàyyi benn yoon lii di police bi dugg fii te jàpp nañ ne itam waruñu leen may sax ñu xool ba xam lan moo fi xew
tax nag ba ñenn ci responsable yi dalal xel yi ne dafa nekk rek li nga xamante ne war nañu wone pas-pas itam discipline ndax seen parti bi xëy na loolu bokk na ci li ko sos tax na bu muy ñaax jeunes yi nga xamante ne fu mu ne ni ñu ngi tàng te déterminé ñu ne leen rek nañu taxaw calme te ànd ak yar ànd ak teggin taxaw xaar ba xam lan moo war a xew kon fu mu ne nii mbooloo mi mu ngay gën di bëri nit ñi ñu ngay gën di ñëw te xool li nga xam ne moom moo fi xew te fu mu ne nii itam ni ma la ko waxee sànq boo dee génn ci koñ bi force de sécurité yi ñu ngay gën di bëri kon fu mu ne nii daanaka kenn ku ne yaa ngay xool sa morom kon li ñu mën a jàpp daal ci buntu Ousmane su kër Ousmane Sonko fii ci cité kër gi Pierre Edouard Faye loolu moo fi xew bu dee am nga leneen itam li nga bëgg a laaj. yamdaxu lmadxa kulla yawmin bi wasfin fii ka yaaman bihi yuzaanul kalaamu loolu soo ko déggee xam ne seen émission tant yi dellu si na seen émission tant yi. bismillahi rahmaani rahim mbokki Sénégal mbokki àdduna mbokki réew mi bu ngeen déggee Mouhamed loolu mu wax ngeen xam ni am na lu xew lan moo xew mbokk yi mooy xanaa seen émission tant yi fa madu ibadatun wa hubbuhu saadatun wa dhikruhu ziyadatun Mouhamed yaa fawza mu ngi noonu seen émission tant yi alxamis bu jot lay doon à partir de 23h ginnaaw diine ak jamono ñu ànd ak yéen ginnaaw diine ak jamono lay doon mbokk yi ñu ànd ak yéen mbooleem taggkatu Sayyiduna Muhammad ak fu ñu mën a nekk ci réew mi ak nu ñu mën a taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal fajri mi ngi leen di xaar fii ci seen émission tant yi mbokk yi kon dox daje Mouhamed kañ lay doon insha allahu taala nee naa la li nga xam ne moo leen jafe ci jamono ji